nga xam ne moom Iran géopolitique ngeen wax ci. Sénégalais yi débat de personne. mais ngeen wàccee débat bi mais c'est malheureux xam naa ni nga ne bëgg naa c'est malheureux. c'est vrai c'est malheureux c'est dommage à la fois même. ci li nga xamante moom moo jëm ci li ni mel le débat de personne bi nga xamante moom la ñuy privilégier ko au détriment des urgences de l'heure ci loolu doy na waar ci wàllu wér-gu-yaram gis nañu ak li nga xam moom mooy cette question en tout cas de santé publique sauf que finalement ministre bi nee na la coow la bari woon yëpp Alaaji Mansour dara amu ci. ministre bi man bëgg naa trop bu fekkee ñi yor communication ministère de la santé normalement war nañu enregistrer waxtaan bi comme ça ñu joxaat ko mu dégluwaat boppam ministre bi mu dégluwaat boppam ba xam est-ce que moom comprendre na li mu doon expliquer def ni bu ñu waxee ni produit bii bu ñu ko jëfandikoo dafay impacter santé nit ki foog ñu indi ay éléments yu koy prouver lu techniquement daf ñu jàngal scientifique daf ni lii bu fekkee dafay impacter santé nit ki foog nga indi lu ko prouver scientifiquement mais sur le terrain aussi bu ñu defee ay xayma ci ni matériel bii kenn waru koo fabriquer lii ñuy consommer wala lii ñuy utiliser dafay fekk matériel boobu itam ñu xam ci yan base la ñu waxee ni baaxatul pour ñu mën cee fabriquer li ñuy jëfandikoo mais ñi koy def itam dafay fekk ñu mandaté leen par leur compétence ba li ñuy wax dafay avéré léegi question bi samp mooy ñi nekk ci agence comme ARP bi defi woon ay test donc ministre bi jam na xam-xamu technicien yi fa nekk jam na itam crédibilité agence boobu en tant que tel beneen bi ci des mooy ci côté information dañu ni fekk nañu ci stockage yi nekk ca usine ba ay produits yoo xam ni dafa màggat mais ministre de la santé loolu aajowu scientifique wala technique ku nekk xam nga ni mango bu fuus kenn du ko lekk loolu aajowu lu technique ku ne xam na ni moom du lekk xaal bu nëpp dibi wuñ lekk ba dem bu nekkul frigo kenn du ko lekk tey loolu aajowul njàng mu sori bépp matériel boo xam ni dañ ko génne ci naturalité bi dugal ci yeneen composition ay produits scientifique ñëpp a d'accord ci ni am na lu ñu koy conserver am na itam durée bu ñu koy conserver loolu du njàng mu sori loolu xanaa sax classe 3e la laaj li nga xam dafa génn ci nature bi mu doon jus caoutchouc pétrole lépp boo ko génnee ci cosaanam yokkaat ci leneen pour mu am benn durée nga mën ko conserver ci frigo wala ci fu tàng mais même conservation bi dafa am durée loolu moo tax ñu ne lii ngay jëfandikoo telle date ba telle date poto meew bi ngay jënd wala boisson bi ngay jënd ñu ni la day jeex le 30 mars 2026 mais du tey day nekk boisson mais lan moo tax ñu ne la bu ñu eggee ci le 30 mars dootoo ko mën a jëfandikoo soppiwul boisson gi mu doon mais techniquement la ñu la wax ni li ñu ko doon conserver mënutul continuer nga koy naan ñu lay assurer ni dina am ci yow njiglaay et loolu la ñu demoon Softcare fekk fa ay produits yoo xam dañ ko génne sànni ko ndax ni dafa périmé beneen bi ci des ci consommateurs yi ci ñun reportage yi nga xamante ni journalistes yi def nañ ko ci ñu koy consommer dañu wax ni am na odeur bu muy génne bu jëfandikoo ko wuurul mais xanaa ministre bi itam war nañu wax ci côté scientifique odeur bu soppeeku ci cosaan lëf am na lu ko soppi soit climat moo koy soppi soit espace moo koy soppi wala nature moo koy soppi wala durée bi moo koy soppi xanaa loolu itam mën koo génne ci terme scientifique xanaa ministre bi itam bu weesoo loolu ñi nga xam ne ay seede la ñu wax loolu lan moo tax moom premier communiqué am moom ci boppam mu ni bu ñu jëfandikoo wala dakkalese gum na njaay ak jëfandikoo produit yu Softcare beneen bi ci des mooy mbirum Softcare est-ce que dafa concerner kese ministère de la santé foofu la question bi ne parce que Softcare industrie la bu implanté wu fii Diass di liggéey ay couches ak ay serviettes hygiéniques
ci li mu déclaré gum xamuñu sax ba xam foofu la yemul la det ci li mu déclaré gum donc laal na directement ministre du commerce laal na directement ministre de l'industrie bi ñu ne bu ko kenn jaayati le fait ñu tudd jaay concerné tout ministre de la santé le fait ñu ni dañu koy diagnostiquer mun na génn cadre ministère de la santé ministère bi nga xam ni itam dafay wàllu commerce am na ay agence ak ay jumtukaay ak ay techniciens yuy xool ñoom itam ni lii baaxul pour jëfandiku même bu ñu sukkandikuwul ci terme scientifique sanitaire bi nga xam ni moom moo concerne ministère bi mais terme scientifique consommable wala lu ñuy consommer ministère boobu itam am nañu leur mot à dire par rapport à ça lu tax moom mu génn rek nekk avocat au Softcare seetal ko mën a teg ko ci ay termes scientifiques mais ñiy dégg itam mun nañu dégg te mun nañu détecter te mun nañu itam comprendre yasmaun wa yafqahun wa yafhamun dañuy dégg dañuy comprendre dañuy décortiquer xam nañu mot scientifique lu muy tekki xam nañu itam évolution scientifique ci dundu doomu aadama dama ne ku jiitaw askan nekkinu askan wa moo la war a yitteel nañu veiller ci non seulement Softcare démb yaa ngi gis ay baykat yu tuur seen pomme de terre neex nañ mënuñu koo jaay ñiy sotti seen leneen ci kaw mbedd mi nañ la wax tey ñaata tonne ci pomme de terre la ñuy dugal ci ay conteneurs mais pourtant lu ça c'est scientifique ah bu ñu jëlee pomme de terre xollee ko Hollande def ko ci ay mbuus dugal ko ci conteneur yu ñuy taal ay clim air conditionnel pour mu mën a garder pomme de terre boobu ba du yàqu ñu wàcc ko dugal ko ci ay camions yu am air conditionnel dugal ko ci ay caisse yu am air conditionnel ba ëgsi ci yow mi koy consommer te yàquwul mais kon xam nañu baax scientifique lan la jàppanda la nit ki ci wàllu lekk et pourtant loolu concerné wul ministre de la santé directement mais daf ko concerné directement parce que bis boo jëndoon benn surgelé lekk ko si biir daw keneen jëndaat lekk ko biir dawam keneen jëndaat ko lekk ko biiram daw mais dinañu ni kon li ñuy consommer laa dañ ko ci impliqué moom parce que dugg na ci côté santé et pourtant du début ba ci fi ñu koy jaayee ba fi ñu koy toggee concerné gul ministère am moo tax ma ne affaire Softcare est-ce que moom dong la concerné am na yeneen ministère yoo xam ni war nañ ci wax par rapport ak askan wi ci nekk ay victimes tëbuñu tëb ni Softcare baaxul ku fa doon liggéey moo ko dénoncé te kooku technicien la jàng comme ni ministre bi jàngee dénoncé ko bindaat kenn weddiwu ko ñu dàq ko ay technicien dem fa wax Softcare ñëw jéem a corrompre technicien boobu corruption laa la wax de moo ko wax waa ji am na benn quotidien bu wane photo waa ji tey kii solo boo wanee page bu njëkk solo dinañ la wax di nga gis kanamu waa ji defoon interview bi te mu ni woon soit directeur waaw mooy kee toog ne monsieur xaw ma waaw ARP mu ni directeur ARP dina tëb wala man ma tëb en tant que inspecteur directeur waaw waa ji mu wax ni waa Softcare dañu ñëw fekk ko bureau demandé ko audience mu ni assistant wam ñëwal fekke ndaje bi parce que xam naa ñi lu ñu naan ñu tegal ko ay millions yu weex tàll ci kaw taabal ji loolu ministère de la justice da cee woon a wax du moom dong moo waroon génn moom dong ministre de la santé di def point de presse Serigne Gueye Diop am na ci wàll Yacine Fall am na ci wàll nañu bàyyi seen affaire caaxaan yii ñu nekkee lu daganu woon ci nguuru Macky Sall ku foog ni boo ko defee ci nguur gi daañu la ko daganal nax nga sa bopp leerul ah leerul te yomb na. Fatou Abdou est-ce que leer na ci sa bopp. waaw ministre bi wax na xam nga le ministre de la santé dañu ne dañuy def une commission d'enquête pencum ndaw réew bu Sénégal parce que démb dañ ne après étude et enquête approfondie bu commission ad hoc bi pencum ndaw réew bu Sénégal teg li Mansour wax